asalaamaaleykum mbokk yi ñu leen nuyu ku nekk turam ak santam dem mbégte di leen dalal ci studio iRadio ITV di waxtaanee li nga xamante ne rek moom moo lëmbee adduna bi lëmbee réew mi lëmbee fépp. dafa jiital politique lu mu lay wax nga jàppee ko ne yow ci wàllu diine nga koy xoole su yàggee nga ne dafay fen waaye moom mi nga xam ne wutkatu nit la te lii dëggam mooy fexe ba nit ñi wuyu si ko lii muy wax looloo tax mu jóg moo tax te xam nga nit ñi dañu bëri melokaan tey ñu dañu mën yàpp mun jën yow miy wut nit soo xamee ne yàpp la ñuy wut nga ne leen yàpp ngi nii suñu ne ñun sax jën moo ñu gënal nga ne leen mu ngi nii gëm naa ne tam loolu ci suñu cosaan mais ku ci ne tam ak li nga jiital ci sa àddina ca foofu ngay waxee te yow tam mi koy déglu li nga jiital ci sa àddina foofu nga koy déglu waaw loolu li ko waral est-ce que de fait comme nu nga ko waxee amuñu du société bu ñu bind wax la kaddu rek waaye kaddu tamit dafa am importance parce que loolu mooy tënk nit ñi bu fekkee kaddu tënkatul nit ñi musiba am na. waaw parce que boo xoolee suñu société yu njëkk ya parce que suñu société traditionnelle ba tey sax suñu évolution rek moo am mais li amoon avant ba tey moo fi am parce que doone société moderne bi dafa ñëw dindi société traditionnelle xam nga auparavant si penc bi nit ku nekk sa kàddu nga am c'est-à-dire que boo nit ki bu doon wax la parole donnée si lañ doon fonk nit si lañ doon naw nit waaye aussi si lañ doon sip nit parce que comme grand Ibou ni mu ko waxee léegi boo jëlee ci domaine religion bi am na ni ñu wax am na ni ñu tënkee kàddu nga jël ci domaine politique bi am na ni ñu tënkee kàddu nga jël ci domaine académique aussi am na ni ñu tënkee kàddu c'est-à-dire que kii bu nekk fànn bu nekk am na nu ñuy gisee la parole donnée mais suñu société yi léegi ñi nga xam ne ñoo ngi dul wax dëgg ci suñu société la ñu bokk kon c'est comme man ak yow walla man ak grand Ibou mais kon su boobaa war nañu xoolaat ñun suñu nekkin ci biir société bi parce que tamit ñun accepté wuñu boo xoolee société bi ni mu tëree accepté wuñu ko dul wax dëgg mais ñu ngi koy tolérer comment ça parce que ñu ngi koy jox bénéfice du doute ne moom kat li mu waxoon defu ko waaye xëy na am na lum ñu mën a expliquer am na lum ñu mën a gindi ba ne man kat lii moo ma tax defuma wax li ma leen waxoon defuma ko mais ba tey ci domaine politique la parole donnée dafa nekk loo xam ne dafa sacré parce que nga taxaw nga ne da ngay laaj réew nga ne da ngay laaj askan nga ne da ngay laaj société bi ñu fi nekk ñëpp bari nañ am nañ toutes les couches sociales ku si nekk aussi am nga noo gisee la parole donnée nitu diine yi am na nu ñu ko gisee ñi nga xam ne nekk ñu nit politiciens yi am na nu ñu ko gisee même population bi lay jox seen suffrage aussi am na nu ñu gisee wax boobu noonu nga waxoon léegi loolu boo ko réalisé wul ay déception lay indi ci population bi am na ñu ko mën a jàppee waxuñu woon dëgg mais comme ni ma ko expliqué léegi boo teniree sa benn discours def sa promesse nga joxe benn date bu date boobu àppee te defuloo ko dañu naan moom ka li mu ñu waxoon defuñu ko mais am na aussi ay dates yoo xam ne mënuloo ko maîtriser parce que comme askan bi comme adduna bi fu mu toll nii ak mbirum mbas bi am na ñu defoon ay projet de société am na ñu élaboré woon ay programme am na ñu élaboré woon ay projet jëmale ko ci askan bi mais bu fekkee ne projet yooyu réalisé wul wala programme yooyu réalisé wul est-ce que da nga naan kii li ma waxoon defu ko mais am na lu ko tënk mais ci kaw rek lépp rek nga wax ak sa askan nga expliquer sa askan li nga xam ne moom nga namoon def te fu mu si am na lu ko gàllankoor. Je pense que problème boobu nag la ñu am ak ñi ñuy jiite problème mu wax li nga xam ne moom moo am. waaw Ibou politicien ñoo jiite ñoo laaj réew mi pour joral muy nga pouvoir nekk opposition kenn saa sa si biir kër yi da ngay benn père de famille toog si saalam ñu woo ko muy naan maa ngi Tambacounda fekk mu ngi toog saal nga toog sa doom ci wet bi
mu lay déglu ngay wax loolu dafay naan pap ci kat day nar kon moom du garaaw bu wax moom tamit bu demee bu màggee génne kër gi def loolu te wax naa politiciens yu bëri duñu malien duñu kosovar duñu ay italien Sénégal lañ jógee suñu kër lañ jógee. est-ce que yar bi ñu am ci kër gi moo indi loolu. am na man foog naa yëpp dama koy delloo ci ñun suñu aada ak suñu cosaan damay faral di kafe ne ñun dëkku Mamadou Bitike lañ xam nga Mamadou Bitike histoire. Mamadou Bitike dañ ko dénk bitik tubaab bi dénk ko boutique dem vacances mu toog di ko séddale koñ ba ku soxla dépense muy leble fii di kii ba boutique tubaab bi tëj tubaab bi ñibbi si di ko laaj mu koy lay ñu yóbbu def ci kaso bi géwél yi di ko fekk ci kaso bi di ko woy ñun xamuñu ku tooñ ku ñu neex lañu xam loolu moom dafa sax ci ñun gannaaw nag politique yëfi yaa ma neex la fexeel ba ni ngay neexee nit ñi lañu gën a jàpp te nit ñi tam dañ la koy wax sax suy ay nax sax neex na ñoom xëy na li leen naqadi la ñuy bañ a dégg. bëgg nañu ku leen nax. bëgg nañ ko dañ lay koy wax su dee ay nax sax neex na donc du noonu foog na àtte bi àttewu yaa ma neex la neexoo ma fii moom soo leen neexee mës naa déglu Maodo Sylla yàgg na nag ci ay année 80 benn xutba ni àjjuma muy naan dafa am ñoo xam ne ni ñu bindoo soo leen fekkoon ñuy rendi nit nga dem di ko nettali dañu ne yow yaay naaw féeq noonu la ñu mel politicien bu aay noonu lay mel day fexe ba nekk ci xol yi day te su boobaa dootuñ ko dégloo xel xol lañ koy dégloo moo tax su leen neexee daal di bañ a tënk seen bopp ci dëgg bu tegu ci diine walla ci suñu ñoom gannaaw neex nit ñi la ñuy seet li neex nit ñi la ñuy def nit ñi nag xam nga soo bëggee neex ñëpp da ngay bari melokaan loolu foog naa. da nga nag kakataar. yow ma ne da ngay mën njën mën yàpp loolu moom bul sonn sax te loolu moom mooy seen yitte moo leen tax a jóg neex nit ñi ba nga xam ne suñuy fal ñu fal leen waaye lii dëgg boom dëgg boo xam nga dëgg neexul. waaw soo ko bëggee wax nit ñi dañ lay yëppi te dañ lay moytu sax ndaxte ku ci ne am nga loo xam ne it bëggoo ñu xamal la ko donc da ngay jàppee ne kii kat. ni muy ëmbalee affaire bi ba di ñu ko sexal ba ñu koy won kii moo ñu doy ndaxte mën na naxanteeg ñun nit ñi bugguñu ragal nañu sax koo xam ne dafa dëggu am na fi ñoo xam ne soo leen ne woon ñëpp xam nañ ne dañu dëggu duñu kaf duñu ree duñu kii te ku leen dénkoon réew mi léegi ñëpp jub xocc loolu kenn ñemewu ko. justement loolu mooy problème bi am na ay sénégalais yi nekk ci parti politique yi ñoom dégg la ñuy xam moom la ñuy doxee moom la ñu nooyee waaye kenn du leen déglu li tax nit ñi bëgg a déglu ñi nga xamante ne di leen di nax. xam nga dañu nekk société boo xam ne aussi dafa matérialiste parce que boo xoolee askan wi dañu naan politiciens yi lu askanam bëgg dégg rek nañ lay wax. dañu nekk foo xam ne léegi da nga naan diw de soit jàngul wala liggéeyu fi liggéey boo xam ne mën na ko may lii te mu nekk na tey politicien tey. kon moom mi ñëw di wax ak man damay jéem a def comme moom pour statut bi mu am man aussi ma jéem ko am c'est-à-dire que yow nit ki dañu dem ba yow charisme nit ki ngay xool dañu naan ak alal bu mu yore. alal bi mu yore ba buy wax sax doo ko déglu ba bu indee projet de société sax doo ne man ka kii li mu wax nii man gis naa ci sama bopp parce que bu ma indee benn projet ci wàllu mbay ci wàllu jur walla ci wàllu ci bépp fànn ci wàllu jàng wàllu santé wàllu éducation mais population bi am na ñu bëre loo xam ñoo xam ne loolu intéressé wu leen. te fu mu nekk nii pour ñu jëmale kanam mais politique yooyu noonu programme yooyu ñuy teg moo ñu mën a jëmale kanam mais dañuy dem ba nit ki
da nga koy fanatique lay nekk da nga koy dem ba fan ba lépp lu mu def rek pour yow même bu fekkee ne dafa bon même bu reyee nit sax da nga naan kii li mu def baax na parce que am na ku ñu fi jëlee moom defoon na lii moom ñëw na xaw na tane te anam sax tanewul pour société pour li muy def pour askanam xam nga tamit loolu dafa xaw a am problème parce que boo xoolee ñi nga xam ne ñoo am carte électeur wala ñiy dem ci suffrage yi di sànni am na ñoo xam ne élection bu jotee doo leen dégg mukk ñu polémiquer ci wàllu politique te élection bu jotee dimanche ñu xëy suba solu dem voter ji mais proportion population boobu noonu lu ndaw la mais am na solo pourquoi am na une solo c'est vrai que duñu wax mais ñoom jëf nañ am te jëf boobu noonu je pense que moo ëpp importance que ki nekk di xataraayu naan bàyyi sama leader bi élection bu jotee moom du dem voter ji parce que relation bi am entre politiciens yi ak askan wi affaire am na ndaxee mbaay dëgg am na ci ba da ngay gis même ay alliance yoo xam ne c'était vraiment improbable entre politiciens yi askan wi dañuy xëy suba rek gis duñu comprendre leen mu leen la ne ci suuf am na lu ko lal mais li ko lal noonu askan wi nga xam ne ñoom ñoo leen bëgg élire duñ ko mës a xam te je pense que problème boobu nag moom la population bi am te ñu war di poser wu aussi ay questions parce que boo nekkee ci askan nga am ñu lay diriger da nga leen war ñoom dañ la war di rendre compte et c'est pas toujours évident nag parce que am na ñoo xam ne dañuy def li ñuy def rek ñëw toog naan awma pour rendre compte kenn yéen a ma fal awma lu ma leen di expliquer loolu nag mooy indi ay problèmes yu bëri bu mandat bi waree jeex nga bëgg ñëwaat encore indiwaat beneen programme sa askan dañu naan moom koy waxoon nañu lii waaye defu ko kon nag moom il faut mu jóge fi ñu dem indi keneen. il faut dañoo constaté ci année 60 ñoom Mamadou Dia nekk fii yore réew mi bu ñu jëlee recul lii du ñu bindoon dañu defoon xam ne am fu ñu bëggoon jëmee réew mi waaye constat bu ñu def mooy instant bu ñu doon wax dëgg population bi ñoom dañoo néewoon doole parce que nitu diine sax yu bari am nañu ñoom parce que dëgg bu ñu doon wax xëy dëggul seeni xol. waaw man kay xam nga ñun dañu benn ñàkk xam nga ñàkk day ub xel. waaw musiba la. waaw ñàkk moom day ub xel te xam nga suñu réew yi ñi ñàkk daf seen xel dafa ubbu soo leen bëggee di wax loo xam ne yeggseegul te ñoom seen soxla mooy ceeb bi ñuy lekk. urgence léegi seen waxtaan du gaaw moo tax mës nañ fi toog Ablaye Wade ban année la woon ay 88 wala 93 am na benn élection bu mu doon naan comme parti socialiste dañuy joxe ay ceeb dañuy def lii dañuy may xaalis jox la t-shirt kii te ñoom moom opposition la nekkoon mënu ko woon mu ne gaa ñi su leen joxee xaalis def leen seen poste ba pare ñëw voteel ma nga xam ne xam nañu xam nga moom déjà ca boobu ba mu nekkee ci kii bi ci kuje gi. daf ko doon xeex mais ni mu ko doon xeexee du bu leen jël xaalis bi parce que sonn ngeen. jël leen xaalis bi waaye daaneel leen ndaxte ñii ñoo tax ngeen ñàkk mais bi mu yéegee noonu la doon def ndaxte xam na ne ku xiif du la déglu te réew mi ni muy bindoo nit ñi dañuy àttan xiif ndaxte xam nga dama jàpp ne ñàkk lenn doo nga koy faj mooy liggéey. liggéey nag dafa am njariñ bi ngay indil nit ñi ak liñ la koy fayee nit ñi fii du ñu yaafus dañuy liggéey mooy li may wax saa yu ne gerte da ngay gis ku toog atum lëm bay sonn ci bëgg ci yor njaboot bëgg ci faj ay ci bëgg ci dugal ñi ñu jàng bëgg tabax kër ak yëpp li muy te xam nga loolu mooy aar jàmm réew mi. koo xam ne lu mu liggéey da koy def ci njabootam yar leen faj leen yóbbu leen école ak yooyu kon yow baykat bi soo koy fay kilo gerte bi
da nga ci war a boole li may naan responsabilité civile maanaam li mu gàddu ci réew mi coono bi te li muy aar tam dafa bëri jàmm ji loolu da nga ko koy fay mais su dee da nga jàpp ne engrais beeg ndox meeg jiw bi rek nga koy fay effectivement li muy gën a gàddu kenn fayu ko loolu moo tax ñu ñàkk ñun ñëpp maanaam liggéey bi fii te da ngay gis te loolu moo ci gën a metti ñëpp da ngay gis koo xam ne 10 heures lay yeewu ñeenti oto di ko xaar mu naan tey bu mag bi laay dugg. mooy politiciens yi waaw. ñu bëri ñu gis politique. waaw dañuy am ñeent oto yoo xam ne tey nga ne bu verte bi laay jël bu bleu bi chauffeur bi neexuma kii ak yooyu nga dem liggéey 10 minutes ñëwaat toog sa kër te li ngay fayeeku ci benn weer baykat buy liggéey at du ko fay donc loolu mooy indi te xam nga kooku ci ay tappale la ko amee. soo demee ba xam ne lii kat tappale moo ëpp njariñ mais da ngay bàyyi liggéey te soo bàyyi liggéey da ngay ñàkk comme warmaa la ñu liggéey tappale la ñu gën a fay moo tax fii mu toll ni ñii sonn du ñu am dara ñi mën naxante te xam ne loolu moo fi teg ñëpp loo mënti neex nit ñi moo lay dundal mais loolu nag bu yàggee nag nga tëj la dëgg at bu ñu génn dañu toj kër yi. moo taxit nit ñi bi ñu xiifee gis nañ ko xam nga bañ nax sa bopp li ñu wuti mooy li ñu lekk waxuma la sax loo xiif bay bëgg a dee waaye xam nga ñamu bët toog ay at di romb ay jus ay yooyu nga naan ay waay lii doo ko mos doo ko jege sax sa ñamu bët su jotee rek nga dem jëli ko loolu daal moo fi xew fan yi. léegi lan la ñu war a mën def pour quand même ñiy jiite réew mi ak ñi bëgg jiite réew mi respecter askan wi. xam nga suñu mutation société bi dafa créer ay individualisme parce que auparavant bu suñu société yi da ngay dend ak nit kër yow nga togg. moom togg. nga tibb même bu nekkee benn portion bu ndaw lu ndaw nga dem yóbbul ko. ci sutura kenn du xam. mais léegi individualisme boobu noonu ñu nekkee léegi lan moo ko waral parce que suñu suñu dëkkuwaay yi ni mu tëralee la auparavant dañu nekk ay familles yoo xam ne c'était des familles polynucléaires ñëpp a ngi ci woon mais léegi sa papa yaay doom la ak aide ménagère bu nekk ci kër gi individualisme boobu nag moo tax léegi ba li amoon bu njëkk amul woon te nit mën na xëy nekk ci biir këram ci appartement am lekkul naanul amul fu mu ko jooytu parce que yaa ngi naan su ma demee sama dëkkandoo walla sama mbokk bi su ma ko nee man de tey togg ma dina ne mun na ko toogee ak keneen amatul sutura politique bi aussi noonu la demee loo xamal nit wax ko da ngay dem sax ba bu sa adversaire da ngay jéem a xool yow noo koy jéem a di tënkee du ma wax ci affaire yu ñàkk fayda déedéet mais naka laa koy mën a faagaagalee tout le temps ba du avancer suñu société bi tamit individualisme boobu moo tax lii yëpp ñoom et puis lecture bu ñu mën a am aussi mooy politiciens dañu war a am su lecture population parce que askan wi léegi xiif nañ d'accord askan wi léegi mar nañ d'accord askan wi bëgg nañ fajuwuñu askan wi bëgg nañ seen doom yi tekki te tekkiwuñu askan wi bëgg nañ liggéeyuñu mais lecture boobu noonu politicien dañ si war a jàngat lu bëri parce que askan wi quand même fu ñu toll nii ci 2021 bi dañu yeewu pourquoi ñu yeewu parce que léegi nouvelle technologie yi am tax na xam nañ lépp lu xam ci àdduna information boo bëgg am da nga koy am léegi nag loolu tax na léegi ba pare am nañ fit parce que da nga naan li amoon bu njëkk ba nga xam ne ñemewuma génn jàmmaloo ak policiers yi ñemewuma génn homme politique wala sama leader politique wax ne déedéet bu leen defee nii léegi askan wi léegi dañu am fit te xam nga nag ku sonn foog nga fipp te fipp boobu nag moo waral li fi xew tout dernièrement ne moo waral aussi li fi am nii yëpp léegi nag politiciens si bopp nag dañu war a am benn jàngat si nekk à l'écoute de leur population. Comment ça? Parce que
politique boo leen fale am nañ ay conseillers am nañ leneen ak leneen mais liy jógee ci askan wi ñoom dañ ko war a xam. mais est-ce que homme politique bi moo changé parce que avant ñu doon def politique dañuy doon jàng am xam-xam xam ne bu ñu toogee di wax nit ñi xam nañ ñu jàngal nit ñi waaye léegi dañuy gis benn samba booy yeew rek ci ruq ba. nekk politicien nekk ministre mais bu njëkk ba dañu amoon ay idéologie waaw mais léegi nag amatuñu idéologie. waaw mais xam-xam bi sax xam-xam bi voilà xam-xam bi yow da ngay ñëw rek pour bëgg ñu fal la rek yow. lu la neex rek wala lu neex wala li nga bëgg sa askan dégg rek loolu nga leen di wax indeetoo benn débat indeetuñu benn programme boo xam ne lii war nañu mën a sukkali léegi da ngay ñëw rek wax diw de nee na dafa bëgg lii waaye moom de def na lii waaye man de bu leen ma falee dinaa def lii alors que yow li ngay nekk di promettre xam nga promesse dafa nekk lu doy waar. xam nga du ñu naan. diggee. waaw xam nga diggee. bor la waaw dañ la naan ku la jox ndékki jox la añ bu la diggee reer war nga ko gëm waaye léegi dañ lay dig añ dañ lay jox añ jox la reer dañ lay jox ndékki jox la añ waaye duñ la jox reer parce que dañu naan ataama taf yëngal def naa lii léegi lële xaaral ma denc ko ba may gis leneen population bi nag dañu maar ci loolu parce que ku la dig rêve la espoir la yaakaar la te yaakaar bu tas moytul ma yaakaar bu tas parce que yaakaar bu tas moom musiba rek lay indi te gis nañ ko yaakaar bu tas mooy indi xiif waaw boo xoolee léegi suñu configuration sociale bi léegi ni mu tëralee nii même ki nga xam ne moo ngi liggéey sax am na problème mu assurer mois bi yëpp dépense am masama ki nga xam ne nag liggéeyu. mais est-ce que loolu pauvreté bi Ibou Fall wax sànq nañu bëggatuñu liggéey tamit. bëgg ñoom tamit seen bopp yaakaar ne naxe mbaay mooy tax ñu am. lu ñu war a am na ñu ko yaakaar ba tey waaye tamit nañu foog ñu xam ne tamit nit ñi jàng nañ am nañ diplôme waaye gisuñu liggéey ñàkk gis liggéey boobu nag mooy waral ngay frustré te frustration après nga xëy suba lekkoon naa non mais mun nañ la considérer comme koo xam ne amul koo xam ne da nga ñàkk wala nga xëy suba gis sa yaay munul teg ciin te yow nga toll sa diggu ndaw romb gis koo xam ne yow yaa ko gën a jàng mu ngi dawal oto bu rafet wala boobu mu ngi taxaw yaa ngi koy déglu sa rajo bi moo ngi wax da ngay dem ba finalement frustration boobu nag mooy indi benn mélancolie mooy indi benn tàngaayu yaram boo xam ne feebaru xol boo xam ne kooku kenn du ko mën a maîtriser bés bu exploser. Ibou Fall amoon na benn profil homme politique bu ñu amoon ci réew mi avant ñu doon def politique dañ doon xam mun a ràññee waaye léegi de bu ñenn ñuy waxee ci politique bi nga xool leen ci scène bi da ngay na fu ñu nekk ci réew mi. xam nga wax ji yëpp mooy ñun xamuñu nu ñuy fale ci ba pare ci suñu charte réew la bindoo ndaxte ñun xam nga député yi par exemple te xam nga ñoom ñoo war a taxawal askan ci yoon soo xoolee ni ñuy falee député yi dafa am li ñuy woowee liste nationale nga xam ne ci coobare boroom parti bi kilifa parti bi dañuy bind ñi fa ne xam nga su doon ku ci ne ci liste départementale ngay dem yow ak sa waa gox nga campagne foofu su boobaa li ngay wax di nga ko xam li ngay diggee di nga ko def ndaxte ñoom ñoo la fal mais xam nga su dee da nga toog ñu jàpp ne genn wàllu député yi yaa ma neex la moo leen fa teg laajuñ la nga jàng laajuñ la nga am xam-xam laajuñ la nga am mën-mën laajuñ la dara liñ la sant mooy nga neex kilifa gi xam nga waxtaan day neex boroom kër gi ñooñu ñoo ëpp ci kilifay politique bi liste nationale te laajuñ leen ñu wone seen pas-pas ak seen mën-mën ak seen xam-xam li ñu lay laaj mooy ñu neex boroom dëkk bi loolu nag mooy tax ku ne war na am sañ-sañu ne soo demee ba neexal
kiy joxe man kii ndombal tànk yi. soo ko neexalee ba mu teg la fa yow sa yoon ci li si des li lay yitteel mooy déglu moom lu mu bëgg nga defal ko looloo tax kenn seetatul li neex askan wi ci li ëpp. mais dañuy seet li neex kiy joxe ndombal tànk. loolu ban conséquence la am ci réew mi nag ci doxalinu réew mi. mais moo tax ñu mën a fal koo xam ne dafa war a toog fu warul toog su dee yow da nga jël benn député boo xam ne moom département bi mu bokk du fa xand xamul lu fa xew xiif mën na fa am du ko yëg mar mën na fa nekk mën nañu feebar te seetul ndax hôpital moom li muy def yëpp su xëyee dem présidence wala seet chef de parti bi ne ko lan laay def tey lan laa lay doxal mais kooku mu ngi seetaan waa goxam askan wi ñuy tumuranke te mu ngi topp bànneexi ki nga xam ne moom moo ko jàppale bés bu ñu toogee ba nga xam ne y'a 42 départements. benn député par département ñu fal leen muy 42 députés ku ci ne ñu ne la mën nañ la defal cabinet boo xam ne lu ne di nga ci am conseiller comme gouvernement bu ndaw yow yaay saytu lii am ci dëkk bi soxla nit ñi yow yaa koy yóbbu assemblée nationale xeex ko su boobaa kuy falu day fekk nga sonn ci nit ñi waaye soo tëddee sa kër nekk mbokku borom dëkk bi mu woo la ne la ah yow kat dama la bëgg a defal teraanga poste député neex na bari na salaire da nga am oto ak yooyu mais luy sa yoon ci waa gox ba waaw loolu moo ñu sonal ni ñuy falee nit ñi la ñu war a dindi man gën naa ci sori. sa président de la république ci man. waruñ ko fol moom ak mbagam kese daf ñu war a wax ñan la war a liggéeyal ci juróomi at yi ñu ko fal. teg liste. teg liste man lii mooy sama équipe. saytu la ministre yi du ñu génn ci lii te suñuy campagne ñu xam lan la ñu fas yéene ci réew mi xam nga am na ay golo yoo xam ne soo leen doo dugalee sa équipe campagne kenn du la fal. parce que dañuy xam ne yow mi caaxaankat nga. dëgg la ñii nga xam ne boole ci da nga koy bàyyeek mbaggam moom kese. su yéegee ba toog xam ne moom kese la ñu fal mais lu ko neex lay def su ko neexee dem fekk koo xam ne kenn nawu ko. te mooy nommé ñëpp. ku ko neex nommé. ñun dañu war a ne président de la république ci élection bi hey yow yaay falu ñii ngay àndal ñan lañu. te dootul génn ci loolu ndaxte def nañ fi seetaan nañ leen may nañ leen cër yoo xam ne ku ci ne li ngay wax balaa ngay falu ak li ngay wax ak li ngay def soo faloo bokkul kon xam nga jaratul ñu leen di wóolu nii ñu leen di falee la ñu war a seetaan. am na aussi beneen wax nga sànq réseaux sociaux yi am na policiers yu bari ko utiliser aussi pour manipuler population bi. loolu bari na ci réew mi ba Barack Obama génn benn téere neen léegi réseaux sociaux yi dem na moment bi nga xamante ne xàmmeetuñu luy dëgg lu dul dëgg ba Trump ci boppam bu ñu koy fal États-Unis fa la jaaree Twitter doon gérer États-Unis waaw xam nga bu jamono di dox da ngay dox ànd ak moom réseaux sociaux yi fu nekk nii kenn du ne amul importance ci suñu réew. waaye manipulation yi. waaw mais dafa bëri manipulation te boo xoolee réseaux sociaux yi kenn mënu ko contrôler da ngay gis benn nit am fukki compte. mu ngi ci pouvoir bi mu ngi ci opposition bi mu ngi fii day ñëw ci parti si ñi nga xam ne ñu ngi au parti au pouvoir mu wax leen lii dem si opposition bi. mu wax leen mooy kakataar bi. voilà mooy ki nga xam ne mënoo ko maîtriser te problème boobu nag fu mu nekk nii suñu réew dañ ko du ba ne suñu réew sax mais adduna bi yëpp dañu am problème mooy naka ngay def ba maîtriser réseaux sociaux te dañ doon wax auparavant ne 4e pouvoir bi journaliste yi la mais léegi mën nañ wax ne que. réseaux sociaux yi. ñooy pouvoir bi ñooy pouvoir bi parce que da ngay xëy dégg benn info amoo sax lu la leer nga ne xaaral ma dem xool lan la lu ñu si wax si Facebook bi xaaral ma dem xool lu ñu wax si Twitter bi kon réseaux sociaux yi seen importance fu nekk nii mënuloo ko réeree mbir te nit ñi dañuy partager lu nekk. kenn xamul ndax dëgg la kenn xamul ndax nekkul dëgg dem nañ sax ba dañuy nekk di manipuler. lu nekkul dëgg ba finalement mu nekk dëgg te loolu
dafa am danger. Pourquoi? Parce que boo xoolee boo demee si ñi nga xam ne amuñu accès trop mooy am na ay mag yoo xam ne wala boog ñi nekk ñi nga xam ne amuñu accès trop si réseaux sociaux yi dañuy am problème parce que foog na lépp lu ñu dégg rek si réseaux sociaux yi dëgg la alors que mun na bañ a nekk dëgg. Réseaux sociaux yi nag moom xaw na doy waar tuuti xaw na doy waar mais quand même du lépp lañ si wax rek dafa loo xam ne nekkul dëgg. am na aussi une part de vérité parce que ki nga xam ne moo war a wax nanguwuñu ko déglu si réseaux sociaux yi rek aussi la mën a jaar. pour nit ñi mën ko déglu te tamit jeunesse bi fu mu nekk nii dañu changer paradigme. Comment ça? Parce que boo xoolee auparavant politique bi ni ñu ko doon defee léegi ay idées la ñuy véhiculer ay débat sur les ressources minières ressources pétrolières moom la ñuy kii am na tuuti évolution. Pourquoi? Parce que léegi jeunesse bi yi nekk ci askan wi dafa réveillé wu. bu fekkee ne bu njëkk ba dañ doon naxee suñu maam yi ay ceeb ay diwlin léegi loolu mun nañ wax ne que loolu dafa révolu parce que boo xoolee ñi fi succédé ku ci nekk da nga indi woon sa benn projet ñii dañu naan xaaral ma ñëw indi un projet sociétal boo xam ne dinaa leen jox ceeb jox leen diwlin jox leen ay moulin keneen ñëw ne ay infrastructure laa leen defal keneen ñëw ne man relance économique bi mais boo xoolee léegi ak fi ñu àdduna bi fi mu toll nii on parle de pétrole on parle de ressources minières léegi ku ñu indiwu ak fiscalité maintenant ku indiwul débat ci loolu nit ñi dañu la déglu parce que xam nañ ne lii moo ñu mën a jëmale kanam. mais pas que ngay ñëw di dundal et puis Olof Njaay dafa ne jàngal la nit ki ni ñuy nappee moo gën chaque jour nga koy may jën. wala di ko jox ki déedéet da nga koy jàngal fan lay jaar pour mën a avancer. te foog naa ne fu mu nekk nii si bu fekkee ne réellement politiciens yi bëgg nañ askan bi di leen déglu il faut ñuy sàmmonteeg seen kàddu et puis aussi que ñu déglu seen population. waaw. Ibou Fall réseaux sociaux yi ñu utiliser dans la foire manipulation beeg yëpp. xam ci àdduna bi yëpp léegi. non xam nga ñun bu njëkk dañ doon ne y avait 5 continents maintenant y en a 6 les réseaux sociaux c'est le nouveau monde. Ouais. Ndaxte li nit ñi di gént li ñuy janeer li ñu seen sañ-sañ dafa fireeku ndax réseaux sociaux yi ñoo leen ko may xam nga ñun suñu nekkee ci suñu dëkk yi ak suñu kii yi dafa am ay règlement ay lépp ay charte ay ndogal ay kilifa ak yooyu yëpp loolu daf ñu diis. waaw dañuy naxante di muñ ak di léegi soo duggee ci réseaux sociaux yi lu la sa sañ-sañ may ngay def amatoo kilifa kenn ëpp la kàddu kenn terew la dara te loolu daf may nuru lii bi tubaab yi dem Amérique ne nouveau monde fekk ay indien rey leen maanaam Far West amul règle amul dara lu neex wa da ngay ñëw fekk suuf ne man fii maa ko moom mooy réseaux sociaux yi maanaam ñu ngi ciy doog a dugg amagul règlement amagul dara waaw. balle perdue nag moom gaaw na ci moom ku ci kii noonu la jungle la ba fu ñu koy miinee ba mën ci indi ay charte ba seet naka lañ koy tënkee ba nit ñi mën ci dem ak seen sago xam nga léegi ay droit à l'image droit d'auteur yooyu yëpp mu ngi commencé dugg yenn kii sites yi ñu ngi commencé soo waxee lu ëpp ñu tëj la dana ñëw mais nii c'est le 6e continent. mais est-ce que politiciens du aubaine pour ñoom pour ñu dugg ci jot askan wi yan ñuy bëgg a manipuler leen te ñoom amuñ éducation peut-être aux réseaux sociaux. ñoom seen yoon nekku ci ñoom li ñuy wut mooy neex nit ñi naka lañ leen di neexee nag lu waaye mën na def waaye wax dëgg yàlla xam nga ku bëgg a falu yow doo nekk foofu di naan est-ce que man su ma leen waxee dëgg da ngay ne lan mooy tax ma neex nit ñi nii lañ bëgg ma solo bàyyi ma solo nii dañu bëgg may ñuulal bàyyi ma ñuulal bugguñu gis bi jaaw ma wat sama
lii la ñu bëgg a dégg dañu bëgg may waxtaanee lii noonu laay kii ba keroog ngay falu nag toog su la neexee nag nga wane sa jikko. mais est-ce que population bi seen bopp amul benn éducation bu ñu war a am ñoom booy wax ak ñoom ñu mën a faram-fàccee li ngay wax xam loo ciy wax lu ci mën a am lu ci mënul am mën a comprendre. mais day fekk ñu tal ko xam nga yow soo toogee Alassane di seet naka ngay dundalee sa njaboot ak sa nga fajee sa soxla naka ngay fajoo naka ngay lijjantee daal sa bopp yow nga janoo koo xam ne yow li ne ci poos bi. moo la intéressé yow suy wax ak yow doo ko déglu moom kay na la jox rek moo tax ñàkk mu xam nga ñàkk. dañ koy wax ci poos waaye ci xel la jiitu moo tax tant que ñu ngi ci ndóol bi nit ñi leen wax lu ñu dégg. mais est-ce que aussi de stratégie bi xamante ne nguur ñoo ko teg bañ a jàngal population bi. bu baax bañ a leen xam loo leen bu baax ñu xam pour mën a gën a mën a tënk. bu baax yow tamit yow kay dama lay jekku bu njëkk dañ lay lebal kii ba élection jot ñu ne la baal naa la bor bi nga nekkaat ci juróomi at di leb dañuy bàyyi ba nga lot ñu ñëw lebal la élection suy jege rek ñu ne la baal naa la bor bi yëpp noonu lay doxe moom kay nit ki su demee ba mënal boppam ba tegle ay tànkam ba xel mi dellu si loo ko wax dina ko déglu waaye li jëntiwul boppam ba xam ci lan la ne li jàmp lay mën a faj maanaam kan moo may defal. est-ce que li bu faal wax mbirum pauvreté bi bu ñu maintenir population bi ci pauvreté parce que kenn du comprendre réew bi xamante ne am nga ndox am suuf am naaj nit ñi di continuer di xiif la ndey boo jógee par exemple Saint-Louis ba Bakel 240 000 hectares te chinois yi bu ñu ñëwee dañu naan c'est un pays de rien ndax defuñ dara foofu pour nit ñi mën ci génn même bu dee say def na ay kii yu ndaw waaye des na pour nourrir population bi système de maintien boobu est-ce que de loolu moo tax population bi nekk dans une situation politiciens yi ku ñëw mun leen wax lu leen neex. mais système de maintien boobu stratégie la moom lu ñuy woowee ñun si discipline bu ñu jàng Michel Crozier dans l'acteur et le système stratégie la naka laay mën a def ba xaw a noot sama population ba su ma ñëwee lu ma leen wax dañ koy def stratégie la parce que tey jii nii boo ñëwee Alsaan ñu fal la sa quartier amul tali suuf bu bari la oto yi sax bu ñëwee duñ mën a dugg yow nga ñëw defal leen tali wala defal leen pavé mais bu élection jotee kan la ñuy voter Alsaan la ñuy voter mun nga aussi nga xam leen noot ba comme li ko Ibou waxee léegi nga xaar ba am lu war a taxaw nga ñëw indi sa kii c'est comme nga am sa xar nga xiifal ko ba muy bëgg kii nga ñëw xont ko loolu la rek parce que boo xoolee politiciens yi waxoon naa ko tout à l'heure ñun suñu askan la ñu jóge kon foog ñu xoolaat ñun suñu nekkin suñu biir société. mais la moo tax la xamuñu politicien bi xaalis bu mu lay jox yow sa impôt la. sa alal la moom normalement yow dafa war a servir parce que sa ouvrier la war a nekk yow population bi. mais nit ñi na xamuñu loolu nag population bi xamul loolu parce que dañu am des devoirs ak des droits mais devoir ak droit yooyu noonu ñu bëri nag dañ ko réeree mbir ñu foog nañu ko politicien bi rek lépp lu mu war a def rek c'est normal foog nañ aussi képp ku ñu fal mu nekk ci bopp réew mi rek lépp lu mu war a def rek c'est normal déedéet ni ñu tegee ay droit ak ay devoir yow ki nga xam ne da nga ko fal dafa am lu mu yellool ak yow li mu yelloog ak yow boobu nag bu ko deful loolu mooy indi bés bu élection jotee walla bés bu nga xam ne ñëw na taxaw pour waxaat la pour wax ak yow taxaw na ci télé walla ci rajo da ngay fay sa télé walla nga kii sa rajo ngeen ne ñoom ñëpp ñoo yem nga am benn catégorie boo leen dugal te boo xoolee fu mu nekk nii fu mu toll politiciens dañ leen tegal benn étiquette waxu politicien rek la waxeet rek la ñuy def te loolu bu ñu demee ba sa askan di la étiqueter loolu je pense que c'est assez dangereux. C'est assez dangereux pour politicien bi moo waral nag ñu war a xaw a changer seen stratégie ak doxin ak ni ñuy indee programme yi ak ni ñuy élaborer aussi seen projet parce que fu ñu toll ni moom
évaluation dafa war a am. da nga teg dara pour sa askan. population bi ci boppam ñoo war a jóg ne yow da ñu indiloon dara ngeen ne def nga lii defal ñu évaluation ñu xam parce que évaluation boobu noonu mooy mën a tax sa population bi nga xam ne du ma ne dañu nekk ay ignorant déedéet parce que am na ñoo xam ne xamuñu lan moo leen war ak lan moo leen waru mais évaluation boo ko defee di nga ne fii laa nekkoon jóge naa fii dem naa fële mais évaluation boobu boo ko deful da ngay ñëw nga dindi loolu teg fële indiwaat leneen duñu xam bokk lan moo ñuy jëmalee lan moo ñuy war a jëmalee kanam te fu mu nekk nag loolu moo nekk suñu problème fu mu nekk lan moo ñu war a avancer loolu. am nañ problème secteur santé bi am nañ problème ci secteur éducation bi te askan wu ne loolu la soxla askan bu ne boo ko sukkalee wér-gi-yaramam nga sukkalil ko éducation nga jox ay doomam emploi je pense que évolution askan bi dina jëm kanam. est-ce que intellectuels yi amuñu pas de responsabilité di xew ci réew mi bañ a dugg ci langue ji nekk fële université lañu toog duñu wax ci affaires yi chaque jour ñu ŋaññi politiciens yi ne duñu dara fekk ñoom ñoo leen dirige nu ñu décider moom mooy impact seen àdduna. xam nga ñun li ñu dal dafa seddul parce que fi mu jógee dafa sori. maa ngi su ma juumul xamatuma nag ndax 51 la wala 56 dafa amoon ay élection mooy bi Senghor di njëkk a xeex Lamine Gueye. mais foog naa 56 yi la. bi muy wër parce que moom baykat yeeg yooyu néew doole bi ñoo ko fal bi muy wër dafa ne baykat yi dama leen di defal barigo junni maanaam kilo barigo moo doon téeméeri kilo. barigo junni mooy damay yóbbu kilo gerte bi parce que ñoom bu njëkk Paris lañ doon waxaale. prix yi ñaata te donc moom ak Mamadou Diack mooy ñoom seen kii dañ ko doon xeex pour mën na am njëg bu baax bi ñuy jëndee gerte gi. te loolu lañ doon campagne. Senghor bi muy campagne daf leen ne lii laay jëndee gerte soo leen ma jàppalee damay xeex ba ñu jàppee ko ni boobu liggéey lañu naw. yéen a ngi fàttaliku 88 Ablaye Wade lan la fi doon wax te may wàññi njëgu ceeb bi. loolu mooy dootuñu liggéeykat mais ay consommateur lañu ndaxte ci diggante bi tàmm nañu ndimbal ba nga xam ne. talal loxo rek. exactement. ni ñuy naxanteeg njëg yi la ñu mujj nekk ndaxte ci dëkk boo xam ne nit ñaa ngi liggéey ñu leen di fay loo yokk njëg yi seen yoon nekku ci mu ngi seen poos mais lii dëgg mooy nga fay leen lu ñu ñàkk. mais gannaaw ñun dem nañu ba ne nit ñi àddina bi neexul ñun ay walaakaana lañu xam nga fii tiers monde la kii fii mbay mi baaxul. ndox amul ci xelu xale yi. def ko ci xel yi ba nga xam ne ku ci xëy am doole am kii war a am pexe xam nga Sénégal munoo ne da ngay xëy fii munoo dox sa soxla xam nga da ngay nekk magum jëm. soo yeewoo war nga mën ut looy def te kenn du la ko wax. mais gannaaw ñun dugal nañu ci suñu bopp ne waa nguur gi ñoo lay utal liggéey ñoo lay jox salaire ñoo lay defali ba nga xam ne yow toog rek ngay def te ci réew yi dem secteur privé initiative maanaam ñi nga xam ne ñooy xëy di wuti te kenn santu leen ko kenn dugal leen ci ñoom ñooy defar réew. wala chinois yi rek. dama ne la àddina bi yëpp États-Unis foo dem ci àddina bi. fonctionnaire ak yooyu lu néew la. da ngay xëy ne fii lan moo fi ne dafa tilim xaaral ma bale ko ba xam man dama jël benn exemple amoon na benn tur bi nag daf ma xaw a rëcc gis nga soo ñëwee yoonu parc Hann ak Carrefour Mariste bi. dafa am benn waaye boo xam ne dafa doon footing ñëw bés fekk embouteillage mu ñëw taxaw. rek circulation bi. defar circulation xam naa ki nga doon wax. di ko def ba solo bind ci moom benn article. ba ñu ciy wax ba keroog dañ ko recruter di ko fayee. waay xel la. waaw liggéey mooy njariñ bi ngay amal askan wi. nit soo xëyee war nga mën a ne ban njariñ laay amal askan wi léegi nag ci dëkk bu jaar yoon
soo amalee waa réew mi njëriñ dañ la koy fay. fii rek ngay toog di fi am njëriñ te duñ la ko fay. di taf yëngal. moo tax da ngay mujj tegle say tànk di xaar ku la dimbali ak di seet nooy lijjantee maanaam kan nga xam mu xam ki nga xam ne mën na la defal te doo ñaq foofu la ñu toll. léegi nu ñu war a def pour changer système boobu di xam ko parce que réew mi mënul rek addunaam yëpp ba ilaa yow mu tegu ci loolu. waaw xam nga tout à l'heure yaa ngi laaj grand Ibou ne est-ce que nekkul ne académicien wala intellectuel yi dañu toog rek du kii xam nga bu fekkee ne di kaas na politiciens yi rek ñi war a wax dégluwoo leen kon danañu wax ñoom waaw mais aussi bu fekkee ne ñoom dañ lay wax doo leen déglu ñoom tamit dañuy taxaw di la seetaan c'est comme boo jëlee ñun suñu discipline ñun sociologue yi am na ñoo xam ne ñu ngi naan ñun amul njëriñ ci askan wi. déet. et pourtant boo xoolee ñun njëriñ bi ñu amal askan wi ñun ñoo la mën a wax par exemple configuration zone bii nii la ak nii boo bëggee sa askan dégg la fii lii ngay def. fii ngay jaar voilà lii nga soxla c'est-à-dire que yow en tant que politicien yow waroo ñëw rek ne yéen lii laa leen di defal déedéet da ngay dem nga laaj ko. te loolu laaj boobu noonu tant que yónni sociologue nga ne ko demal nga laaj askan wi. ñoom ñu wax la lan lañ soxla. mus naa ko wax ci benn émission par exemple sa oto nga ñëw di ko taal. oto bi am problème batterie yow ngay changer roue bi. du dem parce que tant que laajoo nit ki. mécanicien bi moo xam tant que laajoo nit ki yow lan mooy sa problème ci sa oto mënuloo ko c'est la même chose entre ñun suñu relation bi ñu am ak politiciens yi. ak askan wi te su boobaa nag tant que sa askan laajoo ko moom lu mu soxla walla nga nekk à l'écoute di sa population duñu mës a avancer tout le temps rek reproduction lay nekk da ngay ñëw élection jot ñu changer la indi keneen kooku tamit defaat la même chose te foog naa fi ñu toll nii askan wi yeewu. ba kañ léegi nag. waaw askan wi yeewu nañ mais yeewu boobu tamit benn minime la rek. te minimum boobu noonu boo xoolee ci biir intellectuels yu ngi ci académiciens yu ngi ci ñeneen ak ñeneen ñu ngi ci ñoo ngi nag ku nekk nii ñoo war a wax te foofu aussi côté boobu taskatu xibaar yi am nañ ci solo. boo xoolee tout récemment nii événement yi am suñu réew édition spéciale yi am yépp mais gis nga ne que discours bi changé na. nit ñi am nañ fitu jóg. wax. homme politique yi am nañu am fitu jóg wax journalistes yi aussi am nañu am fitu jóg wax jël prise de position te ñu bañ a nekkati ci ay affaire de caaxaan affaire de yaama neex je pense que. dañu war a jox wax ji nag ñi ko yellool. ñi nga xam ne ñoom ñoo ko yellool ñu nga xam ne ñoo war a wax mais tout le temps rek da ngay gis à chaque fois on voit les mêmes têtes. politiciens yi tout le temps ñoom ñooy ñëw di wax les mêmes politiciens ñoom ñooy ñëw di wax am na ñag aussi ñi nga xam ne. am nañ ay projet de société mais comme li nga wax rek projet de société dafa am lu mu àndal da ngay ñëw askan wi nga ne moom de am na projet de société waaye amul nu mu ko mën a defaree nga xam ne moom voilà est-ce que am na xaalis am na xaalis te je pense que paradigme boobu nag moom la suñu askan war a xoolaat moom la ñu war a changer parce que quand même mutation yi ñu am nii daal dafa laaj ñu soppi doxin est-ce que donner xaalis bi ci politique bi moo tax politicien dafa lu ko neex mais loolu mooy tax sax nit day am métier bàyyi ko dem defi politique ndaxte da ngay gis ku jàng médecine walla jàng ay sciences physiques ay mathématiques ay lu ne dem ci ba commencé bi jaaw xool gis ne. mu soobu ndaxte ñiy dogal te ñu dénk leen réew mi. te dogal bi ñuy gën a sopp mooy séddale teraanga yi moo tax fi ñuy séddale teraanga yi lay ñëpp di dem maanaam su doon tey lépp looy liggéey di nga ci am sa teraanga ku ci ne doonte dañ lay ne kaay falu sax te yow mooy lii nga nàmp jàng ko màggee ko da ngay lànk ne man lii laa waaye su la wóoree ne yow li ngay def indilu la teraanga fële lañ koy joxe da ngay mujj bàyyi li nga doon nekk li nga xam ne moom moo lay jural teraanga
mooy dañ koy def dañuy wax transhumant maanaam da ngay génn ci parti bii dem beneen mais leneen tam mooy da ngay jóge ci métier bi dem ci beneen ndaxte lépp ci benn politicien la maa ngi la gërëm di la sant heure bu ñu joxoon jeex na di gërëm Ibou Fall journaliste investigation di gërëm tamit madame Rama Tall Diallo nekk sociologue su anthropologue di waxtaan ci réew mi xool mbirum politique bi nañ di mën a seppi ñi nga xamante ne dañuy ñëw di nax askan wi di wax la neex fekk lu ñuy nar du tax réew mi avancé ñu ngi la gërëm di leen sant di leen ñaan yéen ak jàmm.